ci nekk góor gi danaan taxaw di xeex ak Baye Samba si la dafa daan xëy di xeex ak ñoom si laaj ci kër gi bëgg rek ñu jóg. waaye tey gisoo ca kenn ku sàcc gisoo ca kenn ku dëng gisoo ca kenn ku dem benn koo xam ne dinañ la mës a woon ne la kaay moo def lii te moonte amoon na lu affection ci ñoom lool. ñu jóge fa ñu yóbbu ñu foo xam ne lanu koo ko daan def suñ ko defee tey am na ñoo xam ne nee nañ ku dóor sama doom école su ma ñëwee dama la naan dóorloo ma la dama laa jàngloo après dama lay porter plainte. mais monsieur Jamdi Haalpulaar la mi ngi dëkkoon Salde Ila Morphil moo tax lu bare bari ñu xam ko ci côté Fuuta bi ak Haalpulaar yi suñu mësaan xëy li muy njëkkee ak ñun mooy leçon de morale. doo saw ci mbedd. kooku civisme la. moral waaw doo bind ci mur. déedéet doo dox sa solo dal. symbole moo daan am. français bi leer na. laa ilaaha illallaah bu leer naññ. soo commettre faute soo duggee dinañ ko diggaale ak yow. monsieur Jamli riche en vocabulaire. moo jàngal Mohamed Boun Abdallah Dionne ay 10 20 rek moom nañ daan may. mais mënu moon jàng damaa yoroon sama baay laa yoroon. di dem tool di ñëw di dem géej ndax góor gi dafa yoroon gaal maa daan wut meeb di fanaan géej su ma ñëwee bëgg a daw dem école. su ma jë mënul nekk. loolu la te sunu baay Alaaji Omar Fall dafa wàccoo ak ñun. daf noo jëlaloon sëriñ daara buy jàngale ci kër gi alxuraan. c'est important. jëlal nu maître boo xam ne day jàngale français ci biir ku bon yow la neex ku réussir yow la neex. mais dina leen mettre dans des conditions yi nga xam ne dans de très bonnes conditions doo xiif doo mar. yar noo yar ba nga xam ne soo duggee ci këru jàmbur su la nekkaay lekk nga ne suur naa. am na ci solo nga ne suur naa. foo dem suñ la laajee di nga fekkee lépp nga xam ne lii la waaye doo ñemee ne fekkee naa ko. nettali waaw sama frère yeb na góor gi di dawal moom papal jóg ba tolloo booru maison du parti oto bi mu jiit leen lu war a mat 2 millions jóge ci daanu ci kaw tali bi moom mu topp ci moom di ko gis. waaye amul fitu laal pédale pour feere dem jël ko. ndax soo ko jëlee góor gi dina la ci indil problème boo xam ne. lu tax nga di ko jël. lu tax nga di ko ramasser. foo jóge ak sama nijaay Serigne Fall c'est le père du père général du trésor kooku lu nit ma sa yor rek moom nga koy yarloo. ayca papa kontaan na ñu jël téléphone bu dee am na ñu ci nekk sinon ñu ñëw ci Ben Benoît 88 628 89 90 88 628 89 90 salaamaaleykum. allo. oui sëñ bi noo def. allo. yaa ngi ci jàmm. allo. waa sëñ bi ñu ngi lay dégg. allo. allo oui. madame. oui monsieur vous allez bien. ñoo ngi rafetlu émission bi. alhamdulilah merci beaucoup. il est parti ñu jël ki ci topp 88 628 89 90 di jégalu ci yàgg bi ngeen yàgg ci serveur bi 88 628 89 90 salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va Sofia. ça va très bien. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax sa gis-gis ci thème bi. bàyyil télé bi ñuy déglu nga déglu ñu directement sa téléphone day am décalage s'il vous plaît. ça va. bëggoon participer ci émission bi. ñu ngi lay déglu. maa ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. ça va très bien merci. boo leen wootee da ngeen ciy jàpp rek di déglu directement ci seen téléphone boo leen buggee déglu ci télé bi day am retard te day fekk ne ñun la ñu waxoon nañ ko démb ngeen soog cee jot day xaw a compliqué donc jàpp leen ci 88 628 89 90 allo salaamaaleykum. allo. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax sëñ bi. waaw maa ngi jégalu de dama doon zappé rek nga tontu émission bi wax ci yàq. dëgg la. waaw ngeen baal ma nag. dëgg la ñu ngi lay déglu amul solo. voilà donc yar. ngeen koy wax. li ma dégg ñi ciy wax yëpp dëgg la. mën na nekk mais loolu maanaam dañuy wax te laaluñu góom bi ba léegi dañu guma set pour laal góom bi xam nga balaa nga xam ne man dama xale waaw xëy na ñu góor ñi nekk foofu bi ma leen léegi ni naa ne ñoo bokk génération peut-être ñoo bokk nit ñi xam yàlla mais man xam 450 la yoroon kenn amuloon droit ci biir kër gi
mu wàcc mu liggéey ba wàcc sax nga tase ak moom ci biir kër gi. ñemewuñ ko woon. mais terewuloon génne dañuy dem ci génte yi di xëccoo laax dañuy sëlëmante loolu est-ce que ci yar la. Bakary. éducation maanaam contradiction bi am ci ñun ci yar bi mooy. dégguñu bu baax a baax Mara. ak la ñuy jàngal école. ñun li ñuy yaree ci en contradiction totale ak la ñuy jàng école. école maanaam école dafa war a nekk continuité kër gi. tubaab yi nga xamante ne ñoom ñoo créé école xam lan mooy école. nañu yare seen doom ca seen kër bu ñu demee école dañ koy mottali. wax nga point bu am importance dinañ ci ñëw léegi nii. voilà bu ñu demee école loolu waa dañ koy mottali tandis que ñun dañu am suñu yar suñu aada. ak suñu cosaan. boo xamante ne dañu waroon a am école bu méngoo ak loolu. mais loolu amul. déedéet. dañ lay yar ci kër gi. dem école ñu wan la leneen. ñu assimilé. ñun ñii ñëpp dañoo assimilé dañoo réer ñun ñëpp a yem. tout à fait ñuy animé ñuy débattre rek ñuy wax ñun ñëpp. méngootuñ ak suñu aada ak suñu cosaan ndax dañu nekk ci société boo xamante ne dañuy domine. de loolu boo koy xool ci colonisation bi la di colonisateur bi atteindre na objectif am. loolu mooy wax bi. coloniser nañu rek. te ku la gën a mus kàllate nag. baal ma de. ku la gën a mus kàllate ku la gën a am responsabilité ci réew mi moo la gën a indiscipliné. xoolal loolu ci circulation bi da nga koy xool ci tali bi. xool ko ci dëkkuwaay yi kër yi ku nekk da ngay ñëw taxaw sama buntu kër. on respecte rien au Sénégal. boo buggee xam rek li am ci yi da nga koy xool ci bitigu koñ yi bitigu naar yi boo duggee ci bitig di jënd xale yi jógee fee fekk na nga taxaw ci comptoir bi di xaar. jaay ma jaay kay jaay il est tellement habitué à cette indiscipline là que moom du xam sax priorité. ay kii moo fi jiitoo tel non ku njëkk a tàllal rek moom quand j'ai posé la question à un boutiquier daf ma ne non c'est que ñun dañuy xool li gën a neex a joxe quoi li gën a jege moo tax duñu xool ku jiitu. ñu ngi jégalu bu baax a baax ci auditeur bi ñu jël keneen 88 628 89 90 téléspectateur bi autant pour moi asalaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi noo def. yaa ngi ci jàmm doo wàññi sa télé tuuti rek comme ça ñu dégg la bu baax wala nga sori ko. kooku dem na 88 628 89 90 téléspectateur bi génn léegi benn wax na lu am important c'est-à-dire yar bi ci kër ga lay commencer laataa ñu dem école ba. c'est un moyen pour ñu continuer éducation bi. c'est pas pour rien aussi que ñuy xaar ba 6 ans xale yi dem école. mais léegi dañuy gis ne da ngay jur sa doom rek avec tout ce qui se passe liggéey beeg ñoom seet à 2 mois da ngay yóbbu sa doom mu dem crèche. waaw am na si loo xam ne moom man éducation école. Sénégal mënatuma si basé wu. pourquoi ma ne mënatuma si basé wu bu njëkk ba te sànq je veux te rectifier néew ma yaru tey moo gën yaru démb dama ne yaru démb am na loo xam ne ànduma si yaru tey am na loo xam ne ànduma si parce que bu fekkee école ba la bu ñu demee ba maître yi au Sénégal. boo jëlee région sud ki war a yar y a combien de maîtres yu ëmbal ay xale boo tàppee woon ci Google dinañ la jox chiffres yi maîtres yi ëmbal nañu xale yu jigéen yépp donc éducation école kooku dañ koy jël léegi tegee ko ne le au Sénégal. mais man côté boobu li ma ci xalaat mooy c'est-à-dire dañu dem ba instant bi ñi ñuy jàngal dañoo tolloog ñun génération. c'est-à-dire waaw laisse-moi continuer dañuy waxtaan man ak yow. c'est-à-dire ki may jàngal man Safia. ak man ñoo tolloo génération. genre j'ai 15 ans moom mu ngi am 20 ans. moom moo may jàngal ci école bi. la faute moom déjà. moom déjà yar bi ñu ko waroon yar. yaruñu ko. maag moom ñoo ñëw tase ñun ñaar ñëpp ñu ñàkk yar. donc fii rek lay mujjee. moo tax ma ne la man yaru éducation au Sénégal ci école yi dama koy jéggale. parce que koo wax daf lay ne bu yàgg ba boo gisoon sa maître dafa mel ni da nga gis kilifa boo xam ne da ngay tiit. c'est la réalité. boo gisoon sa maître mercredi. mu gis la ci mbedd bi jeudi boo waree jàngi tu as des problèmes avant ngay dem école. maintenant bu ñu demee bay ne taux bi nga xam ne dafa élevé que maîtres yi ñu ngi ëmbal xale yi ci école bi moo tax ma ne loolu
on doit toog revoir xool lan la si ki nga xam ne tamit gouvernement bi mun participer. et les parents à la maison. et les parents amuñu si faute. ankay. mais moom tax yaruñu seen doom. non dafa ndànk Safia di nga gis ku yar doomam ni mu ko war a yaree. mu jékki-jékki toog xalam xale bi nu mu tudd ëmb. loolu gis nañ ko fi gis nañ nit mu yar doomam def si lu ne si àdduna. xale bi génn ñëw benn jour xale bi ëmb na. loolu am na fi. ñu gis nit comme ni père waxee. mu jël toxantal jël yëpp def ko doomam. kooku gën a yées si koñ ba. loolu dafa am si àdduna mais regarde Sénégal dañu nekk pays boo xam ne laïque la nos parents chrétiens sànq umu wax na ko mu ne mercredi ñii dañ daan dem catéchisme mu ne ñoo xam ne j'ai apprécié père ne am na ñoo xam ne dañ daan jël prof arabe indi ko si kër gi muy jàngal seen doom man boobu laa gën a sopp parce que am na yoo xam ne dama ko daan gis si mbedd bi tu avais 400 enfants jël sa yat di dóor ku nekk di dóor affaire yooyu loolu lan la xale yi di comprendre en fin de compte. di réciter loo benn affaire. avant c'était comme ça tu vois 400 enfants paa bi toog des fois sëriñ bi am naa si benn paa boo xam dafa daan toog di nelaw day jékki-jékki xale yi bu ñu kii yuuxul rek mu dóor mais kooku xale yooyu lan la ñuy jàng qu'est-ce qu'ils vont apprendre donc éducation je crois que umu dafa wax lu am importance nit ki am na lu ma liir newuma yedd sa pap dafa am déggin dama ne man dinaa open ak sama doom bu gisee défaut si man wax la ko mu wax ma ko ne ma papa kat ni nga doxalee sànq ak man wala ni nga ma yuuxoo wala ni nga kii est-ce que mënoo ko changer. mais newuma sama doom daf may yar dafa am nit ki foo xam ne su nit di wax il faut nga comprendre lan la nit ki di wax am dégg-dégg tuuti. d'accord parce que kenn mënul yar sa baay kenn mënul yar sa ndey. mu wax lu am importance il faut apprécier la valeur de l'enfant comment. moom laa wax sànq c'est très important. et beaucoup de parents duñ ko def. en plus day tax mu am estime de soi en fait. parce que sa doom mënoo ko jur. te loolu li wax c'est vrai continuité la. di ko xas foo tu as beaucoup d'enfants. tu ne peux pas satisfaire tout le monde parce que sa moyen joxu la ko. sa li nga wax ne dafa am lu ma yóbbu sama xel dafa am ñoo xam ne physiquement dañuy rus nu ñu mel c'est-à-dire soit nga pata soit nga sew. soit nga gàtt soit nga njool ba mu ëpp nga nekk jigéen wala góor. si say parents le complexe boobu di commencer. parce que parent moo leen di ko xas sa ngandaay. sa parent moo leen xas sa ñuulaay. sa gàttaay. sa bëñ yi sa tànk yi lii en fait tu grandis comme ça. soo génnee ku la xool da nga naan. mi ngi may xool parce que dama pata mi ngi may xool parce que dama ñaaw. parce que sa papa wala sa yaay ñoo deful ci yow. estime de soi exactement ñoo deful ci yow pour nga doon loo xam ne foo génn taxaw. ku la xool nga xool ko l'autre fait. yéen a ngi wax dóor. père dégg naa ko mu ne léegi am na koo xam ne dañ ko daan dóor ba takk ko. man def nan ma ko. d'accord mais Sophie tamit dégg naa ko muy insister sur dóor. damaa dëngoon. combien d'enfants ñoo génn ñu am benn bët. parce que seen papa mer na dóor leen gaañ leen. et l'enfant loolu pénaliser ko partout ci àdduna. parce que bu ñëwee toog xool xaritam yi Sénégal daf fi am parce que Sénégal si tu es handicapé on te respecte pas. xale yi daan ko tooñ di koy ne yow de benn bët nga am ak affaire yooyu kan moo ko def loolu du papam bi ko dóor donc man je dis lu tax ma ne yar bu njëkk ba am na yu ma ci ànd am na yu ma ci ànduloon parce que gis naa ay parents yoo xam ne ñoo lor seeni ay doom ci dóor man je suis contre dóor moo tax ma ne père lu tax ma jéggal léegi dama gis ay maîtres yoo xam ne dóor nañu ay xale gis naa ci koo xam ne dafa dóor xale ba ñu amputé loxo xale yi mais ça xam nga looloo tax ma ne man kuy jàngal sama doom tout est venu une fois me dire que profam xaw ma maître am daf ko yuuxu le lendemain dama taal sama oto dem. si jekk ak teraanga. yuuxu rek nga non si defal ndax dafa am yuuxu am na xale yoo xam ne nag Safia bëgguñu ku leen yuuxu. parce que yarewuñu non def leen daal. Safia xale war naa taamu. ma ne si moo tax ma ne man. xale buy taamu sama doom ak lu muy bañ. ni ma ko yaree. bu demee fi nga xam ne foofu la nekk. noonu laa bëgg mu continuer parce que am na xale yoo xam ne bëgguñu ku leen yuuxu. nga dóor leen moo leen gënal nga yuuxu leen ci digg mbooloo. moo tax ma ne dama sol sama dàll. avec comme père dem ba ci moom woo ko tête à tête. ma ne ko j'aimerais bien nii laa yaree sama doom dafa ragal ku ko yuuxu. je t'en prie. nga bàyyi ci xel. mais dafa changé. dama la naan laisse-moi éduquer à ma façon. mais dafa nag mox la. laisse-moi éduquer à ma façon moo tax ma ne la Safia gis nañ fi ñoo xam ne dañ doon yar xale.
di dóor xale bi jógee 4e étage daanu yem fa dee mais en pagaille. il faut noter que les parents sont obligés di collaborer ak ñiy jàngalaate ba pare may leen yoon parce que non xaar ma yeggali Sophie xaar ma yegg kooku mun naa ànd ne que man temps yi may jàng am na benn jour xaw ma lan laa def lan la ma sama maître def ma ñëw wax ko sama papa mu ne ma bon non kañ dem ma digaale kook moom mu téye sama loxo biñ demee ba si Maguar mu ne ko kii nee na ma dafa doon kii tàndaral ma ko par carte école Liberté 5 li may wax ñëpp ak may seetaan mais jour boobu je me rappelle bi may dem man tamit dofuma dama ko prévoir j'avais presque ay 4 pantalons dégalé affaire yooyu dañuy dóor di dégg pëf mais xamoon naa ne pas bi si loolu la jëmi xam nga je suis d'accord mais dama ne loolu est-ce que mënati am léegi est-ce que mënuñu open dialogue foofu dafa lay yaatu de telle sorte que dootoo sax nettali la xew ci classe bi d'accord voilà Sophia lii mais loolu def nañu ko mais ñëw boole nit ak monsieur Jambi ne ko daf ma envoyé à la fenêtre ndax su la envoyé à la fenêtre nii ngay def ci fenêtre bi nga taxaw mu teel a di lang soo tu as 10 soo wàccee mu yokkaat ko ba keroog ngay dem 100 mais léegi soo ñëwee boole ñu noppi soo ko defee bàyyi man jaay ba jaan wala nga def ko bàyyi yëli ngom kooku mën a def ci kër àdduna mais Safia pour jeexal xam nga lan laa bëgg a wax dama dégg waaw maa ngi daaneel dama bëgg yéen ñaar yéen ñëpp ñeen fii ne umu wax na ko père wax na ko jigéen ay yar pourquoi jigéen ay yar daañu ñëw ci point boobu so voilà en fait man damay insister ci loo xamante ni dafa am importance côté école ki génn wax na ko léegi xale xaw ma démb mais xam naa ne daal léegi xale yi li ñuy passé école moo ëpp li ñuy passé seen kër donc si jamais yenn parents yi di limiter professeurs yi ci yenn affaires yi dina tax damay raxas si yow de voilà donc dina tax mën naa ne benn côté xale bi të mais boo xoolee tey bu ñuy indi ay carnet de notes day am partie boo xamante ni sa discipline dañ koy apprécier léegi yar bi ngay yar yow da ngay tàmbale te man gëm naa ne sax école bi ñooy eggali parce que da ngay sa doom day jàngi ñëw jàng lu baax jàng je ne mange pas avec la te pourtant diine jàngale na ko ba pare parce que diine moom wàccoo naag ñun wan nañu nan nga war a doxalee noo war a doxalee ak sa njaboot buñ ko defoon rek ñu wàccu te des fois Sophie ni nga mel véritablement doo ko wane sa kër parce que li fay passé temps bi nga fay passé bëriwul exactement mais boo nekkee ak say xarit boo nekkee ak ay nit sa jikko dëgg dafay ñëw et c'est là ñi fa war a nekk mooy ba ñi nga xam ne ñooy jàngale ci lañ lay remettre ci droit chemin école sori na ba ci ñun li la sa xarit mën a xamal waxal la ko tey sa parent mën na xalaat ne yaay nit koo xam ne yaa gën a parfait au monde gis nga école je répète encore une fois parents yi waxuma nag nga may nit accès ba muy violenter sa doom mais nañu may ñi nga xamante ni xale yi dañuy passer ak ñoom la plupart du temps ñu jël tamit seen wàll ci éducation bi am na partie boo xamante ni dama ko doon wax ci kay ak tamit visitu parents yi da ngay dem di seet sa doom parfois professeur bi wax la kii de dafa yaru mu méngoo ak yar bi nga jox sa doom parfois professeur bi ne la kii moo gën a doy waar ci classe bi nga jommi après nga ne man sama doom comment ça se fait c'est parce que mooy li ma doon wax te di ci delluwaat attention bi war am na ñoo xam ne joxuñu ko njaboot pour en revenir ci li voilà li Benoît wax je répète dama ne dóor mënta ñàkk ça dépend de caractère de l'enfant que tu as très bien soo yoree sa doom mu yaru am kërsa di nga am kërsa def koy yenn yi parce que boo waxee moom ci bët mu xam nga ne ko bàyyil mu bàyyi mais boo amee doom mu dër kiis dëgër fit mais boo essayé non j'arrive sànq nee na la booy dóor da ngay xool fa nga voilà maa ngi ñëw de non man de mon père m'a corrigé N fois mais de xam naa partie yoo xamante ni daf ci doon dóor te dalay wax sax tey yow booy corrigé nit y a des parties doo ko dóor nit de da nga koy gaañ léegi c'est différent d'une personne violente gis nga nit ku violent buy dóor du xool fu muy dóor mooy ki bënn bëtu doomam ki damm loxo doomam parce que mën nga sa dóor sa doom ba mu jooy ba bu subaa du ko defati te Safia malgré mu doon calculer fi muy dóor heure bu nañu je vais te chicoter doo nelaw ndax du xam na partie yi muy dóor mais dóor yi dina tàng yoo xamante ni di nga xam ne kii da lay éduquer donc mënta ñàkk benn day tooyal ba pare caw voilà waaw maamu waaw mais Safia li ñu wax si yàlla rek man je reviens un peu avec Benoît bi may wax ni dañu war a am éducation daara yooyu ngay wax mooy daara vacances. parents yi pour se libérer dañuy jël xale yi sànni mais ñun dañ daan jàng alxuraan en plein temps muy année scolaire. pour se libérer parce que da nga dul am jot parce que xale nañu waxante dëgg
xale su dalawul rek war na mën a jàng war na mën a yar xale su nalawul rek war na mën a jàng si éducation bi dañ ko war a def parce que xale yàlla moo ko bindee ni mu mel. su nalawul rek daanaka su jógee rek il est toujours en forme dañ leen war di jàngale mais ñu ñëw aussi si waxu école yi parents yu bari ñoom ñoo démissionné si seen doom parce que doo jël sa doom nga inscrire ko école keroog jour inscription bi parfois il y a des parents yoo xam te ne duñ fa sax taxaw keroog ngay gëj a dem sa école doom. téléphone am. te koo dénk sa doom non koo dénk sa doom. war nga fay dem. même bu dee téléphone sax toujours nit ki li muy rus si sa jëmm. du ko rus si sa ndaw du ko rus si téléphone. ngay dem di xool sa doom si yan condition la nekk. dama lay jox benn exemple am na fi benn lycée le lycée Thierno Seydou Nourou Tall par élèves yi dañu daan toog ba amatuñu woon toilette yu ñuy dem parce que toilette c'était impraticable parents d'élèves yi ñoo ñëw gis situation boobu gisee defar toilette école bi. bien wut ku fay nekk di nettoyer chaque 30 minutes mu dugg sotti ndox lu fay déchet mu génne ko ba élèves yi di ko utiliser parents d'élèves loolu ngay def da ngay dem si école bi jàpp si école bi jàpp du question jàpp su ma nee jàpp si école bi mooy ngeen àndandoo couver xale yi. en plus c'est bien parce que enseignant effectivement enseignant bi gis parents d'élèves bi. élève boobu lay gën di surveiller parce que da ngay ñëw dégg ko sa doom ñoom nag xale yi suñu ñëwee dañ leen di jàpp comme seen doom mais parent boo xamante élève boo xamante ni il vient toujours en retard. saa yuñ ko bin joxee nu mu tudd. lettre d'explication. am na déedéet am na fu mu koy yóbbu am na mag bu ñàkk teggin bu koy lijjantil ay problème am moo tax parents yi toujours dañu war di dem di jege école bi di seet li seen doom nekk aussi jamono yi dafa uuteeg. sànq maa ngi doon wax yar dans la concession amatul nit ñi appartement la ñu dëkkee appartement papa ak yaay doom a fa xaj waajur yi ñu ngi ci seen kër wala waajur yi dundatuñu. waaw mais maman suñu defee taxaw seetlu appartement moo am instant bi nii ñun jigéen ñi dañuy dem liggéey góor yi tamit dañuy dem liggéey kan mooy yar. kan mooy yar jël nga sa doom. en général da ngay gis dañuy jël ay femmes de charge yoo xam ne ñu nekk ci kër gi xëy na ñoom ñooy toog di toppatoo xale yi. mais ku sa doom am 2 mois 3 mois nga yóbbu ko crèche. soo ñëwee yow le peu de temps que tu as ngay toog ci kër gi. nga toog ak sa doom parce que ñi ko fi def ñi ont réussi. gis nga xale soo ko tëjalee sa kanam doo xam sa doom. jamono ji ñu toog da ngay leen xam nga avant dañ daan wax njaboot gi da ngay jiitu ñu topp ci jamono ji ñu topp njaboot ngay jiitu nga topp ci di jubbanti. si il faut que ngay jege sa doom ubbil sa kanam sa doom nawle la ñu nawloo xale yi. xale yi it xam ne it ñii ay wayjur lañu. respect dafa war a am wayjur da nga koy jox cër jox ko respect ndax li olof di wax naan ko amul kilifa jinne di sa kilifa. dëgg la jamono yi ñoo ute. te déjà xale bi mun na def erreur te kenn dootu ko mun a boole. ça c'est kenn du ko mun a corriger. waaw day fekk mu am doole. il faut que parents yi aussi man daal li may gis na parents yi toog di waxtaan ak seeni doom ba pare mu bañ a am sujet tabou. mu bañ a am sujet tabou. sujet tabou bi mooy lan. fii ñu toll nii école bi ñu ngi jàngale sexualité ci programme bi la bokk dañ koy jàngal xale yi ngir ñu aar seen bopp yow waajur bi école bi tey wan na la yoon yow soo ñëwee toogal ak sa doom bu jigéen ni ko nangam ak sàngam dugg na fi génn na fi yow waajur bu góor bi nga jël toog sa doom bu góor. ni ko doom soo dooree fii ngay mujjee. mais day compliqué ci ñoom parce que ñoom yaruñu leen. non déedéet yaruñu leen mais jamono ji moo ko laaj. jamono ji moo ko laaj dëgg la yar boobu amul woon ndax boobu waajur yi. non quand je dis yaruñu leen woon yar boobu mooy am nañu kersa amaana toog ak seen doom di koy wax affaire sexualité parce que yaruñu leen ci loolu. mais Safia am nañu kersa boobu mais parents yi dañu yor seeni téléphone mu am ay film porno seen doom yi di ko gis non mais c'est vrai. et puis c'est ce qui se passe. yow du moment que dem àgg nga foofu il faut que nga toog nga wax ak say non foofu la ñu toll de. soo toogee naan du ma ubbi lii sama kanam lii du ma ko waxtaanee sama doom billaay di nga dóor sa loxo si ëkk na jamono ji moo soxla ko avant est-ce que daan nga dégg sida avant sañu tamu pa ñun temps ñuy yar daanoo dégg ay sida kañ nga ko dégg léegi nga am sa doom doo ko parce que kër ga ngay yaree bu génnee yàlla mooy sa leneen mooy ñëw c'est vrai il faut nga sensibiliser xale bi wax ko les risques yi nga xam ne moo nekk actuellement si jamono loolu parent bu ko deful yaa ngi dugg suuf
ñun sañu temps daanoo dégg mukk ñu lay wax ay feebaru sida ay syphilis ak ay feebaru jàngoro bii ci sexe non mais il est temps que ñu open di waxtaan ak suñu ay doom di leen wax nii ak nii parents yi mère yi ñu ngi koy def da nga gis mère boo xam ne day woo doomam ne ko kat sa sœur na nga ko téye lii ak lii ak lii bëgg naa lii ak lii loolu yaay ñu ngi koy waxanteeg doom loolu éducation sexuelle mi ngi koy wax ne kat bugguma nga def defi lii ak lii ak lii dëgg la donc yar bi tamit loolu def ci bopp papa waaw Sophia ñu ngi ci point bu am important c'est-à-dire communiquer ak sa doom par rapport ak fa mu toll âge ba mu toll ku ne xam ne ni dañu nekk ci société boo xam ne sexualité nekkatu fi sujet tabou balaa ñu koy xam feneen ñu xam ko ak seen i ay waajur foofu lañ toll nee nañ maa mu ne na vu que instant yi mi ngi ci biir école yi ña ngi ko fay jàngale il est temps que parents yi aussi di ci communiquer ak seen i doom. waaw xam nga nag su dee ñun la suñuy jamono. maanaam day xaw a jafe lool. pour nga toog sa doom ju góor ak sa doom ju jigéen naan ko lii ak lii maanaam ci diggante ndax da nga koy wax. ñoom ñu xam ko dama leen koy junj nag ndax ñoom ci tubaab nañ leen ko wax am na ay baat yoo xam ne ñoom ñemewuñ leen koo wax ci olof ci tubaab lañ leen koy wax ba émission bee passé am na baat boo xam ne naa leen wax leen ko ci olof sëriñ si dégg ko ndax ay sëriñ ñu ngi toog ci seen néeg dinu teewlu ay kilifa ay 70 ans ba ay 80 ans ñu ngi toog dinu teewlu am na ci ay baat yoo xam ne ñoom duñu ko wax ca olof doon koy wóoyi mooy yan baat père doon koy wóoyi. luy wóoy dañ koy wodd. waaw doon tourner autour du pot ak di ko wodd. non ba duñu egg ca baat ba directement nga xam ne duñ ko mën a wax. sexualité nan wax maanaam. yow wax ko si wolof. dëgg non non ginnaaw na nga woo ko wax ci tubaab nga ko nangoo wax. duma la ko waxal ci olof. mbirum sëy la. mbirum dugg ci néegum sëy wala séq sëy. mbirum sëy seq sëy dégg ngeen ko nee na mbirum seq sëy waxuñu ñu jël la jox la sa borom kër ngeen di sëy mais mbirum seq sëy lëkkaloo waaw mais papa du moment que léegi ñu ngi gis ne ci enseignant yi li wax nañ ko fi quelques enseignants li la wax un enseignant un éducateur mi ngi ëmbal élève am mais lëkkaloo boobu waaw am na mag yoo xam ne ñu ngi jël ay xale di lëkkaloo ak ñoom waaw léegi yow doo sàmm sa doom si loolu. kay moom la ñuy wax nag. dinaa woo sama doom dinaa ko yedd dinaa ko xamal ne man nag sama façon laa koy defee bokkuma ak yéen ni ngeen koy defee jant boo dof-dofloo ba indi musiba nanga mi at nga am tolloo boo ci bërëb sàngam billaahi wallaahi man ak yow kër gi mën naa war ne ab xadd dootuñu tiin ci kër gi. jant boo ko ëmbee fii di nga ko imbee feneen di nga génn. waaw bu dee góor. loolu la ca fekk sama yoon newu ci. maa la jur mais am nga aw xeet suñ ko mënee assumer yow gune gu góor gi nga toll ci ma war laa jàngloo nga war a jàngloo lu dul à l'âge de 14 ans 15 ans ngay lëkkaloo ak say moroomu góor bala ngaa am 30 ans di nga tëlee. de non da nga koy dàq. kay non sa doom bu góor. danaa ko wax da nga koy wax ndaxte da nga koy. d'accord soo ko waxee cause yi. ba mu def ko di nga ko wax li ci am. d'accord. la moo tax ngay gis ko am 25 ans di ñëw tës fii naan la mënatul dara. waaw parce que daf ko teel a def. jeex na waaw léegi dama lay wax nag waaw léegi yow di ko wax ne ko gis nga loolu nga ñam. léegi ku góor ba tax yendalatoo guddi yendalatoo ba cëb. fanaa la too. waaw billaahi wallaahi wa taala. waaw soo ko toppee. waaw at yu néew. waaw su soobee yàlla. waaw billaahi këf gi di nga bëgg mu jóg doon. mais c'est différent gis nga Sophia xaaral kii ma la non da nga ne yow sa doom. waaw bu jigéen. waaw di nga ko ne bés boo ko fi ëmbee. dinaa ko ne bis d'accord ma génne barka borom Tuubaa. waaw d'accord léegi ku góor ki bu ëmbalee keneen dafay génn wala. dama ne moom laa la wax. day génn. ngeen teew ma. demuma man wax ma day génn laa la wax. bul ma tuddee doom du ma ko fekkee du ma ci dugal du ma def dara mais na nga gàddu sa responsabilité. mais du génn si kër du ma la yor sa doom. ah kon da nga koy génne. ah waaw naa woon kii affaire yow daal di yow yaa ko yéen mais comme que yow yaa ko yéen. non dinaa ko yow ku jigéen ku jigéen daal sama kër kenn dama ne sama kër kenn di ma laa xam wala nga di ma wax dara. yow la ak sa yaa maa la day taali yow ak sa ndey la su fekkente ne daf la daan nëbbal di la dugal ci biir soo wàccee école mu jël am na am na dama ne li ma wax am na nga yor sa doom ju góor ba li ma la wax am na nga yor sa doom ju góor mu jóge école ànd ko su ndawam daal di dugg ci biir néeg bi añ jot nga tibbal leen ànd ràcceel leen comme ni ko dama ne dañuy bëgg seen doom yu góor yenn saa yi non oh Papiska xam na ma ne nit dama ne numéro 0 fekkee woo ko am na dëgg la numéro 0 man fekkee walaay numéro 0 su génnoon kon barke borom Tuubaa
kon Malick Thiandoum dootul dox ci dëkk bi. mais d'accord yow Malick Thiandoum yow numéro 0 su génnoon. kon yow dootoo dox ci dëkk bi. mais ndax yaa nga wax. père d'accord nga ne am na ay parents yoo xam ne pap yoo xam ne ñu ngi toog seen digg kër. waaw. naw seen benn doom bu jigéen boo xam ne. waaw xam nañ ne kooku liggéeyul. waaw xam nañ ne kooku amul lu ko diriger. waaw te lu ko neex lay def si kër gi te mooy dundal papa ji. xaalis bi la. am na. ku yor sa poos ma ci ma la wax dafa am dama ne. noonu la fi demee dama ne loo ko yónni mu dem indiwu ko boobu daa matul. non waxuma la lool de. dégguma. man dégg yow yaa ma dégg. dërëm bi laa lay wax loo ko yónni mu dem indi ko boobu daa matul. waaw moom dama la ne. xoolal sama nilaar bi. waaw d'accord jërëjëf dama la ne loo ko yónni mais yow tontu mu dem indiwu ko boobu daa matul. mais père xaalis mën na lu nekk mën naa toj kër gi. tontu woo ma billahi wallahi sa doom dama dama jëndalee 4-4 am situation bu mu taxaw am nu mu nekkee de loo violent dina am yoo xam ne di nga commencé la jot. lu tax sa tànk muy yéen. waaw yow. non dama ne loolu non loolu lay wax xam naa ko. non mais dafa saa Sophie dafa am lu ma koy laaj man li ma wax ak li père wax dama ne moom dafa ne xale dina dem jàngi bu jigéen ànd ak faram ñëw toog yaa ji sàccal leen añ ñu añ wala sa doom ju góor wala sa doom ma ne léegi jubal leen añ ci kër gi mais ba ma yeggali yekkal leen dafa leen indi leen d'accord te ñu ngi ca biir néeg ba léegi ma ne ko yow xam nga ne am na fay xew am na ma ne ko am na ay paa yoo xam ne kilifa ñu ngi toog seen kër naw seen benn doom bu jigéen te xam nañ ne seen doom bu jigéen boobu liggéeyul demul fen mooy indi dépense mooy indi lépp est-ce que dinañu réagir si loolu. man tam ma ne ko kooku lu mu mënul ci këru àdduna amut muy dërëm bi. non yow joxuma la egg lu ma mënul ci këru àdduna. yow ko wax yow laa àndal am na mais dama ne dërëm moo ko def. waaw dërëm moo ko def. dërëm moo ko def yéen ñaar yéen a bokk fa ngeen di waxee. yéen a bokk fa ngeen di waxee boo leen dalee rek di ngeen dégg. moom bu jox jigéen bi nga xam ne nee na dafa bàyyi faram ak doomam ñu nekk si néeg bi ba ëmb am fa na taw ne moom tamit responsable la si. ci kaw su ma ko tegee bët. lan xanaa nekkoo sa kër. déggoo li ma dama ne. lu tax soo ko tegee bët. kay dëggoo si kër gi. doo ko fekkee. man laa wax man fekkee ma dama ne su fekkee sa ndey dalaa bay lee boo yàlla tëggal la mboya ngaan nga dem jàngi daal di wàcc ñëw ànd ak sas ndaw dugg ci biir néeg bi. sa yaay xam ko su añ jotee mu yekkal la ba mu baax si fël la daal ne yóbbu la diw yow. ak kanam googu. waaw day am. am na paa yu koy def. nga ne amul. ma ne am na paa yu koy def. d'accord yow paa yi wax mais paa bi du yenn ci kër gi. góor gi du yenn ci kër gi. léegi ñu dellu si waat si li ma doon wax naan nañuy waxtaan ak xale yi way juri nañuy waxtaan ak xale yi. am na benn programme bu ma doon liggéey on a fait pratiquement toutes les CM et lycées de la région de Dakar dañu doon waxtaan si l'hygiène intime di yedd xale yi suñuy doog a gis seen règle comportement bu ñu war a am. bi ñuy waxtaanee loolu. aussi dañ doon sensibiliser xale yi. pour wax leen ni bu ñu fawee bay teel a dugg si sëy. surtout xale yu jigéen ñi lañ doon waxtaanal. waaw d'accord mais Sophia da nga daan def sa causerie waxtaan ak élèves yi ba pare. si biir waxtaan bi soo xamee nit. di nga gis yenn xale yoo xamante ni elle ne participe même pas. dañuy tëdd. yow soo paree yaay jéem a naxanteeg ndànk approché ko. waxtaan ak moom tuuti. du sawar. tu laisses ton numéro de téléphone boo kooku déjà dafa nekk en activité sexuelle. loolu la bëgg a wax. léegi nag xale bi soo ko defee yow soo paree joxe sa numéro téléphone. avant que ngay génn lycée bi. voilà dina la woo téléphone. ndeysaan. expliquer la ni la nangam ak sàngam door naa lii nangam ak sàngam. yow loo ciy mën da ngay jéem a waxtaan ak xale bi rek. ngir mu dellu si. parce que am na loo xamante ni soo ko teel a tàmbalee doo ko màggataale. muy góor waaw muy jigéen du caaxaan. billaahi les élèves de 6e et 5e. foofu la ñu yem. demuñu 4e 3e de. les élèves de 6e et de 5e. ñooñu ñooy doog a gis seen règle. ngay waxtaan ak xale bi xam ni kii mi ngi am benn attitude. moo tax parents yi dañu parents yi à certain moment dañuy jàpp ne non sama doom xale la sama doom xale la. gis na loolu kenn du ko weddil benn xale. de sëñ Cheikh daana doon wax ni ñaar rek la wóolu si biir nekk wasin bees ak njulli. wasin bees ak njulli góor ak jigéen ñu nekk ci biir nekk ñaar ñooñu rek la ñu wóolu si biir nekk te xale yi xamuñu. nañu waxante dëgg xale yi xamuñu. il faut que ñu leen di waxtaan ak ñoom surtout le parent bi fi ñu toll nii les parents ñoo war a njëkk a toog di yedd seen i doom di waxtaan ak ñoom. su dee sax am na ko ci commencé te yëgoo ko amaana mun na dem arrêté. parent bu branché.
waaw. te Sofia na la leer yàlla ne fi gën a doy waar ci ab jàng moom mooy foofu fi mu njëkkee gisee. man de boo branché doo na fi mu njëkkee gisee póot foofu lay yàqoo foofu lay defaroo fi mu njëkkee gisee póot xamut lan la mu jékki-jékki mu am na nag ñoo xam ne suy ñëw day toj di fet di kii mooy ñoo ñuy wañaaru di yuuxu di def lu nekk. waaw nga xam ne ah. loolu jigéen ku nekk. yow xaaral rek père waaw mais dafa am lu ci am. père am na lu ci dafa am loo ci xamul noppi rek. am na loo xaaral xam ma ne ñëw ci su ko yow. ngelaw uppee jeex na ci këru àdduna. lan ngelaw. waaw dégg nga ko kon soo ko déglu ñu duñu xam. ñi xam nañ li yaa may ngi wax koy xañ. jant boo ko gisee nga xam ne gis nga ko nga xam ne gis nga ko làngoo ak mag moo xam ne mën na laa bijjanti. wax la ni ngay ngemboo ba nga xam ne soo paree morceau yu njëkk ya. waaw mais est-ce que waaw léegi ngeen am kii rek léegi ngeen am kii nu mu tudd. mais morceau yooyu kenn defatu ko waaye. il faut savoir aussi que am na biir Sénégal ba léegi ñoo xam ne jotuñu ci loolu. waaw ñoo xam ne jotuñu ci loolu. waaw ceux qui habitent dans les coins les plus reculés. nga xam ne laa la bëggoon laaj par exemple li ngay wax noonu. est-ce que da nga ci war a préparer sa doom man par exemple. da nga ci war a waxtaan ak sa doom. bu baax a baax wala da ngay xaar ba mu gis ko ba pare. déedéet bala mu koy gis. yow di nga ko xam ndax day feeñ ci moom. day feeñ ci aw yaramam di feeñ ci xar kanamam di feeñ ci picc yi. ngay génn ci moom. lépp di génn ci moom nga ne ko jant boo gisee póot wax ma ko mooy la luy póot nga ne ko jant boo commencé di xëpp deret na nga ma ko wax. yaay dem jëndal ko sax jox ko déedéet waaw doo ko jëndal sax dafa am loo koy defar pour aar ko. ah d'accord mais ndax booba lii am tey yooyu ñuy def noonu ci kii yu dëll yooyu ñuy kii nuy kiiwee. boobu am non yow yaa ne doo jaar ci tur bi da ngay jaar ci tur bi. serviette hygiénique rek nga tudd. waaw booba loolu amul booba ngemb moo amoon. ngemb couche waaw léegi nag su boobaa loola na nga fexe ba. doo ko sànni cib sën. waaw déedéet am na solo. doo ko dugal ci duus. papa doo bàyyi jigéen ñi waxtaanee ko yow tamit. li muy wax li muy wax dafa am solo. yàq nañ ci jigéen ñu bari ñoo xam ne doon leen a xaatim liggéey leen ci te soo demee ci ab xamkat muy charlatan dala naan ndax mën ngaa fexe ba ma am morceau fóotukaayam. maanaam duñ ko sànni ci biti. ak lan su fekkee ñu lay rëbb su fekkee ñu lay rëbb fekk loolu rek la ñu bëgg ci yow. mën nañ la caa yàq adduna ak alaaxira joo xam ne njurum doom dina la të wala yow jeex na. maanaam si yow demal. c'est que Safia gis nga li pa Alaaji Mbay Ngoné di wax dëgg la. wayjur bi da ngay préparer sa doom. si étape boobu mu nar a franchir. non xam nga problème bi mooy la plupart du temps suñuy communiquer par rapport à ça mooy gis nga say règles maytul xale yu góor yi. c'est-à-dire c'est juste ça comme bi loolu. waaw lu ci ëpp loolu boo leen maytulee da nga jël grossesse. waaw mais père fi mu nekkoon man fi ma nekk man. dégg loolu moom laa lay expliquer. yow xam nga ne am na yow ndànk dëgg. dañu la daan préparer ci loolu. su ñëwee ba ni taxaw. dañ lay wax conduite à tenir. morceau yooyu pas di wax moom nga daan utiliser. morceau yooyu nga daan utiliser. soo ko daan fóot. da nga koy fóot si biir douche. wayjur bi danaan la soo koy weer ko si naaj. waaw soo paree lem ba mu jekk. nga paase lem ba mu jekk. denc ko nga denc ko. waaw noonu lañ daan def parce que effectivement même bu dul dara sax même. su génnee ba ñu am ko mën na la caa dox dëgg la parce que nee nañu am na yoo xamante ni su ko defee xoojee sa jox ko nag am na benn nag boo xam ne soo ko joxee doo jur si mbiru olof yu kenn ak yeneen sax yeneen mën na leen si fexeel yeneen ak yeneen même jamono ji ñu toll avec les serviettes hygiéniques tenue boobu la nit ñi war a am. voilà jigéen ñi dañ ko war a am loolu c'est obligatoire. loolu hygiène la set la. kuy jigéen da nga war a set war nga. mais set boobu dañ la koy jàngal boo ko xamul soo paree am ñoo xam ne dañuy pare dugal ko ci chaise anglaise am na ñoo xam ne dañuy pare mais c'est normal moo tax ñu ne li ñuy wax la éducation yow mi yaay ji yaay yar sa doom wax ko nii ak nangam ak sàngam nga koy defee soo ko xamee nangam ak sàngam nga koy defee mais léegi jamono ji ñu toll xale yi dinañ gis seen i règle seen première couche te seen yaay yi duñ ko yëg. d'accord lu tax fi jamono toll la. tout à fait fi jamono toll internet a ngi fi. éducation sexuelle côté jigéen su ñëwee ci éducation sexuelle côté góor ñu laal ko tuuti soog a dem lan mooy taxawaayu waajur ci kanamu góor bi nga xam ne mi ngi dëkk ci biir këram mu war koo yar te mu commencé comme na ngeen koy waxee mu commencé gént. waaw loolu nag su ko commencé ñaare daawoo ko wax ak bàyyi. waaw ki nga xam ne ab yaram moo gën a dangereux. ndax soo dof loo di nga dévier ndax affection bi muy am ci yow ndaxte yow yaay moroomam yow la maaseel moom dafa jur kële mu jur moo la jur muy maam akub sëtam
mën na laa yar boo xam ne rek mën ngaa dévier du la néeg a dóor du la néeg a laal dina la tàmmal xaalis lu mu gis nëbbal la ko waaye ku bari xam-xam ngay doon ku bari xam-xam lu mu xam di nga ko xam déggoon nu ne mbàkke akub sëtam kilifa akub sëtam ab ajoor akub sëtam ab ceddo akub sëtam jàngoroy siti la sët baa cay ëppale maam ja léegi nga gis nit def acte boo xam ne na xool ko daal kii sëtub diw la kii lii ba faaw mu def ko sëtub diw la loolu day toll foo xam ne Sofia Diatta ci biir la maam moo koy xam diggante akub sëtam moom ngay daw di ko déy naan ko laay la maam mun naa nga ne ko kaay waaw ndax da nga koy yab mu yab la léeg-léeg ngeen xeex léeg-léeg mu màtt la xam nga léeg-léeg ngeen jotee daw juboowaat nga ne ko biig bi ma tëddee maam def naa nangam ak nangam mooy la koo ko doon defal ndax su lay dikkee da lay dikkee ak nit ki nga xam ne moom nga gën a bëgg gën koo xam moom la lay dikkee waaw gént waaw nañ bàyyi père mu développé foofu ci gént foofu la lay dikkee soo xëyee di nga ko nettali gune du xam lu muy nëbb soo nettali rek sa maam aussitôt daal di xam mais waaw nangam leex ma ab kii nu ma def nga ne ko waaye après sama tubéy jëpp daal di tooy maam mu ne la waaw su la dalatee ba nga yeewu ci guddi gi na nga jóg dem ca wana wa jël sa tala gi raxasu ba set daal di sol jeneen tubéy waaw nga raxasu ba set waaw su la dalatee na nga ma yee ndaxte su la dalee soo géntee soo ko ca bàyyee mu fanaan lépp génnul mu fanaan sa naq mën naa dem ba indil la écoulement kon su la dalee yeeteel ci guddi gi soo yeetee sa maam xëccal la ko ba mu set wicc loolu na ne wax tekk waaw père lu ma am ni xëj père yooyu kay li ma la xam naa li ma la xam naa ndax fu mu la dalee soo ko géntee ba pare sooy sottal soo géntee ba pare sooy sottal di yeewu mais père Ben s'il te plaît non maa mënut jamono ji dem maa mënatul maa mënatu ko wax moo tax loo gis da ngay gis ay gune yu ndaw a ndaw 25 ans di télé suñuy jamono nga gis ay 85 ans di ngénte le fait que mu bañ a yeete maam dimbali ko day tax nga ni mu am feebar du ko dimbali non waaw mën na indi écoulement écoulement nag yow xamul mais s'il vous plaît moom xamu ko keneen xamu ko mais mais écoulement xam naa ko nu muy dikkee écoulement nu muy dikkee écoulement mooy da ngay toog di génne sa mag day ñëw rek day ñëw directement xel te mënoo koo téye day ñëw te mënoo koo téye foo toog muy sotteeku écoulement mais loolu feebar la père mais dafa am lu koy kii dafa am lu koy indi li ko maam xëccul moo tax mu def loolu déedéet loolu wala nga gis ko soxla ca bëgg caa dem te mënoo caa jot dina koy indi laa de ñu ngi nii kay ubbil téléphone yi oui papa dama ci beneen point non ndax kii daf may fol dama lay laaj non continuer par rapport ak maam lu muy jàngal sëtam waaw bu nekkee ci léegi daal dina ko expliquer dina ko mettre en demeure dina ko xamal ne nangam ak loolu lépp day bañ mu tëlee mais loolu communication la waaw da ngay waxtaan ak sa maam da lay wax gis nga sa maam Mbeng laa nekkaloon sunu maam Mbeng moom laa nekkaloon da lay expliquer par rapport ak lépp la lay expliquer du la rus la def dara bala ngaa xaraf moom moo lay raayee la di jël suuf di la ko ci defal di ko para da lay raay ba nga xam ne saa yu ko xëccee day mel ne da ngaa xaraf waaw loolu amoon na moom dama ne li ma la am na tur sax am na tur mooy raay yi la tur non am na beneen tur non dama bañ a wax tur bi xam naa ko dama ko bañ a wax yaakaar naa kii la BOULI je crois loolu la tuddoon bulli waaw Sofia man daal gis nga loolu waaye ma laajati loolu léegi. waaw léegi d'accord waaw léegi Sofia Sofia gis nga paa maam baa ngi déedéet bàyyi ma expliqué la foofu. da ngay ñëw ci loolu tamit. lii père di expliqué. wallaahi dans l'islam mi ngi jooy. si diine noo ko daan defee. su dee sa doom dafa gént. li nga koy njëkk a wax ni ko yàlla dootu la baal bàkkaar. waaw loolu da ngay nekk en demeure d'accord yi nga fàtte nii li nga xamee la lay fàtte. waaw léegi dañ naan la. yàlla dootu la baal bàkkaar. waaw loolu ci l'islam. léegi yet bi day dal sa kaw. waaw dañu lay yedd Safia ba nga xamante ni yow. di nga bàyyi sa xel ñu ne la lii kat soo ko defee.
bëgg dëkkee def nii même noonu rek même bu dee da nga demul sëy keneen tàmm ko di fowee sa bopp sax mun na la indil ay gàllankoor ëllëg te saa yu la dalee mooy masturbation. waaw te saa yu la dalee war nga jóg sangu janaaba say waxtu du la raw waaw génne ko te ba mu sooy set nag julli na nga ànd ak jàpp ça fait rire mais c'est important. Important. am na ñoo xam ne day xamuñu des ko. dëgg la moo day des ca naq ba mooy indi infection bi. te maam yi bari am nañ baakaar kon non mais père bu loolu paree ñoom dinañ leen jàngal parce que après loolu comportement bi ñu war a am parce que ginnaaw li nga xam ne sa bopp yow parce que boo xoolee ku jigéen ki woddul dañ koy mettre en garde contre les hommes man la question que je voudrais poser mooy ndax góor gi tamit dinañ ko ne jigéen du fooy kaay parce que bëri na fi nag góor yoo xamante ni ca la ñuy jàpp ne góor lañ nag waaw nekk ci bi il faut ñu jëm ko découvrir léegi nag su dee koo xam ne ci daara de la jóge automatiquement da nga koy dagalu tool wutal ko soxna mu wax nga dëgg. soo ko deful rek da nga koy dagal tool wutal ko soxna mu am liggéey am soxna. da nga koy dagalu tool wutal ko soxna nga xam ne dootu ko tal mais soo fexee ba mu ñam ko te amutul mooy téppérle boo fexee non non dugal ci beneen kii kon maami sonal nañu ñu jël trop téléspectateurs yi 88 628 89 90 Ibzo Khalil Balde nee na s'il vous plaît ngir yàlla bàyyi leen père mu développé. ok Ibzo Lamine Meng yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar on reçoit vos messages 5 sur 5 c'est bien d'apprendre de ñii man côté bii laay bëgg muy taxawee ci émission bi parce que dafa am yoo xam ne peut-être ñu ngi koy bàyyi ñun wala ñu ngi koy négliger amaana feebar yi ni mu bëree nii xam nga yaa ngi koy wax sànq yaa ngi naan Sida daawuñ ko dégg. amaana ñoom am na nan daan def noo xam ne am na yenn feebar yoo xam ne daawul jug daawu leen jug. écoulement li père wax. parce que li père may ma rek ma ñëw maa ngi ñëw ci yow parents yi nga man waxuma ak parents yële. c'est-à-dire am na yoo xam ne. écoulement moo daan am. ñoom dañ ko daan dindi. dañ ko daan dindi ci nit. le temps que mu ciy dem. te ñun dañuy falaale comme ni ñu koy waxee dañ koy dundee nam ñu neexee rek. tu vois tes règles da ngay jënd serviette hygiénique te maytul góor yi point. quand tu finis de voir tes règles da ngay jël tu mets à la poubelle. amul raxas amul dara dañuy jël parce que léegi serviette hygiénique dañuy jël loo xam ne dañuy collé dugal. ñu bare ngi ñàkk doom. ci loolu man li bare ngi ñàkk doom. li père ñu bare ngi ëmb ay mongol. ñu bare ngi jur ay mongol. ñu bare ngi def lu nekk mi ngi jóge rek ci seen morceau potukaay bu nu sànni ci ndax mbër yi donc koy soxla. tout à fait il a raison. am na ñoo xam ne suñu tolloo ci période de compétition nekk ci combat. ñu fay la 100 millions 200 millions. mais doon lay laaj ne la ndax mën nga maa amal morceau jigéen boo xam ne dafa fóot. Allah te yow bu fekkee da nga koo gis rek jën sànni ci bel ba ñu jël yóbbu loolu occasion la ak yeneen yoo xam ne jigéen yu am ay mbër yoo xam ne doon seet jigéen yoo xam ne dafa toll ci póot mi ngi ci période boobu mi ngi ci période. d'accord téléspectateurs yi ñuy kaas comme quoi que dañoo yàgg ci ligne yi nañ leen jël 88 628 89 90 88 628 28 28 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 il nous reste à peine une vingtaine de minutes ou moins à passer ensemble parce que 1h du matin inchallah dañ ko fay dog dem ba dimanche nañ jël téléspectateur bi nekk ci ligne bi salaamaaleykum allo 88 628 89 90 88 628 89 90 ñu ngi ciy jéggalu Sophie. non maa ngi ñëwaat ci yow xam naa la Sophie. en fait mooy li ñuy wax rek éducation dañuy wax ne góor ak jigéen yamuñu et tout mais lii boo ko déggee sa xel dafay dem ne am na ci partie yoo xamante ni dañu war a yar ni ñuy yaree jigéen bi ku góor ki parce que tey ku góor ki bu commencé moom di gént ñu dem ba jàngaluñ ko àdduna moo indi li ngeen di gis nii yëpp tu tires sur tout ce qui bouge jigéen boo gis yaakaar ne mën ngaa egg ci moom grossesse yi bëri ñuy jël jigéen ñi di leen génne seen kër yi fekk ne balaa ngaa yar jigéen yar góor man loolu laa wax chaque jour parce que ñoom dañuy revendiquer seen i kilifa yaa ngi comme seen kilifteef te xamuñu ne ñoom ñooy àdduna parce que lépp ci ñoom lay commencer xale bu jigéen bi ëmb da nga ne góor jigéen matul xelam dafa gàtt donc éducation boobu noonu yëpp pour man mooy li maman doon wax sànq communication bi dafa am importance entre waajur ak doom lenn rek a ma jaaxal père mooy maam moo doon def mooy ne kon démb mooy li ñuy wax démb am na lu baax mais am na tamit loo xam ne tey ñun ñu ngi koy jéem a éviter mooy ne jéem a jege suñu doom ba tey même bu fekkee maam bëgg na koo jàppale ñun waajur d'abord ñu def suñu obligation mais père dafa ne par exemple ki nga xam ne moom la gën a miin xam nga léegi am na ñoo xam ne seen maam yi nekkatuñu ak moom mën na nekk sa nijaay mën na nekk sa grand ci koñ bi loolu laa wax Safi mooy ne balaa ngay mais waajur la balaa ngaa miin kenn wala kenn moom lay doon mooy indi tey soo amee
Sophie di nga am nijaay joo tax. je suis d'accord sa mag yi yaay di nga am benn grand ci koñ bi nga xam ne. soo amee lu la dal sax ci moom ngay njëkk a dem avant sa wàll. mais dëgg la mais Sophie mooy li may wax rek kenn du waajur day mel ni yaay rek. la ñuy wax ne yaay la mu la mën a dencal. kenn du la ko dencal mais lu mu nekk sa waay. acca naa ngi jégalu soo ñu jël téléspectateur yi ma ñëwaat ci yow 88 628 89 90 allo bonsoir allo ni ngi ci ligne bi. allo oui. sëñ bi noo def. sant wër. alhamdulilah ñu ngi lay déglu sa gis-gis ci thème bu ñu abordé tey. waaw Sen TV. yaa ngi sur Sen TV yaa ngi en direct. ay ci ñu jël ki ci topp 88 628 89 90 internautes yi nee nañ père il est très cultivé merci père leçon bien prise ayca kontaan nañ ci yéen bu baax a baax nee nañ père félicitations merci beaucoup parce que xale yi am na amaana yoo xam ne peut-être du leer seen i bopp seen i parents duñ leen ko mën a wax c'est très normal parce que yenn saa yi éducation yoo xam ne doo mën a jàkkaarloog sa doom di ko wax yenn yi c'est très important nañ ciy bàyyi xel salaamaaleykum. maaleykum salaam allo. sëñ bi noo def. maa ngi sant yàlla Sophia. oui. na nga def. ñu ngi sant bu baax a baax. waaw maa ngi kontaan ci émission bi. dëgg la. waaye nag père daal kontaan nañ ci moom parce que vraiment moom nekk na nit koo xamante ni ñu ngi indi démb. voilà. boo nee doxalinu démb rek suñu mënee comparer ak suñu bos rek amaana dinañ seetaat dinañ xoolaat ñun suñu toogaay parce que am na ci solo bu baax a baax salaamaaleykum. 88 628 89 90. allô. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Bon, ça va. Merci. maa ngi leen di rafetlu émission bi. jërëjëf. di leen xam ne daal émission bi demee nii daal war na chaque jour. ndax maanaam fi ñu toll nii ak jamono ji ni mu tëddee. éducation bi maanaam lépp doy na waar Sénégal. ba tax na daal war ngeen di waxtaan émission bi ba defee ñu solution. bon man nag li bëggoon wax mooy. saa si neex ku ci mu ngi joxe xalaatam mais solution yi demee nii. solution. waaw solution. c'est-à-dire ñuy xool nit maanaam xale yi léegi gën a bëgg ci àdduna. léegi xale nit ñu bëri dañ xamul ne affaire bi yëpp ci jëlu ji la éducation ci. mais bi nga juddoo dafa naan à 7 ans. ñetti étape la. ñetti étape ñoom ñoo naan 7 ans. 7 ans à 14 ans 14 ans à 21 ans. booy seetlu. man de boo may joxee Serigne Saliou moom la yare xale yi. boo gisee adduna bi bëgg ko adduna bi bëgg Serigne Saliou xale bëgg ko xale yëpp laa wax ci adduna. te daf koy bëgg. wala boo dee def man ngi wax ak yow boo dee def lu xapasul noonu boo xalaatee sax da ngay arrêté. da ngay arrêté dina xam ci loolu. muy moom ku mel ni Sall ku mel ni Serigne Pape ku mel ni Serigne Abdoulaye Babacar Sy. ñett ñooñu référence la ñu yor. dëgg la. référence la ñoo xamante ne. dañ war a kii nag di leen jàngal ñetti nit ñi ci Sénégal. dëgg la. maanaam njuumte ci Sénégal dafa rëy. yàlla sul may kenn doom yàlla mayul kenn doom yàlla day dénkaane. yàlla day dénkaane. may na ma doom yàlla mayul kenn doom. d'accord jërëjëf ay ca ñuy gàttale comme ça ñu mën a jël le maximum de téléspectateurs parce que li ñu dese matul 10 minutes 88 628 89 90 am na ku ñu posé benn question bu am solo dinaa ci ñëw ak yow nee na ma laajal la ko salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. ñu ngi ziar bu baax soxna dellu ziar bu baax a baax sëñ bi. émission yi ngeen def yëpp bii moo ci dàq. jërëjëf kontaan nañ. mais li muy développé am na solo trop. dafa am solo. maa ngi fekk benn jour ci màggal gi ci officier bi nekk kër si Abdou Fatah. mais li muy wax lu am solo la. gis nga loolu moom. ayca du kooku perdre nañ ko ñu jël keneen kontaan nañ bu baax a baax a baax salaamaaleykum allo. ayca papa. téléspectateur bi 5 minutes rek moo ñu dese mais dañuy tënk dem ba dimanche incha allah nee na déjà yar fii Sénégal dafa xaw a metti. des fois nga nekk mag amaana nga am say doom yar leen yar bi nga war a yar. ñu ubbi télé yi par exemple gis ci publicité yu mel ni comme préservatif. nee na bu boobaa ban comportement la waajur war a am envers son enfant comme ni ngay taal télé gis ñu wane ay scènes yoo xam ne du scènes yu baax da nga koy gis ci film yi ak leneen est-ce que da nga war a zapper.
est-ce que da ngay def comme yenn parents tafal sa bët bul xool. wala est-ce que da nga war a communiquer directement ak sa doom. da ngay communiquer. comment. ne ko am na ko exemple. su dee bon waa nee na su doomam déggee ne da koy jox kii moom moo ko wax de. préservatif waxu ko. benn bul wax. moo ko wax na noppi bëgguma mu intervenir quoi ci wax. moom moo ko wax dama ko xam. mais am na ñoo xam ne. waaye nag léegi kenn mënu fi dara ndax téléphone yaa ngi fi ak télévision yi. te tontu sama noo mën a def di nga ko gis waaye nag. sama question. su boobaa su ma toogee am na ay télé yoo xam ne am na ay waxtu yoo xam ne du nu dawal loolu ba nga koy gis. non on est dans le truc bu nga xam ne gis na ko yéen a ngi toog di seetaan télé plus c'est préservatif mi ngi jàll. waaw mi ngi jàll waxuma bu ko gisul de bu ko gisee. non looy def naka ngay def ak sa doom loolu laa la wax. looy def. ndax moom da ngay aju wala. da ngay aju bàyyi mu dem da nga ciy wax. wala da ngay dinaa ci wax. waaw kay noo ciy waxee. dinaa ko ne gis nga lii. ñu lay génneel nii ak di la ko tegal nii. loolu maanaam du dara am na lu ko gën lii am na préservatif boo xam ne moo ko gën fuuf moom mooy mandu ak téye sa bopp. abstinence. waaw il faut nga abstenir il faut nga mën a xaru. jaayante ko. duma ko jegeñ duma ko laal yàlla nee na bul jegeñ bu ko jege lii lépp ñi nga xam ne ñoom nañ koy defal ba nu xam leen ko moom mooy bëgg nañu ngeen xam ko. wala xam ngeen ko ba pare. ndaxte yor naa ab téléphone laa jël mbay dollar di kii basiyaat bi nu balancé ma loo xam ne damaa yuuxu ne ko mbay lii nag mu ne waaw ñii ne def waaw. da nga koy effacé da nga koy effacé si saa si. bu ko effacé wul xam. su ma ko effacé tamay waxtaan ci loolu du ma xam lu bari. da nga cee dugg. dugguma ci dugguma ci dee. loo def dama ne man téléphone laa yor. waaw moom laay seet mbay dollar a ngi ci. waaw toog naa ba si yàgg mu sànni ma ko. ma ne ko mais ak yeneen yu gën a doy waar sax loolu. effacé woo ko père. lan. effacé woo ko damay waxtaan ak gune yi damay waxtaan ak adduna. dinaa xool ba xam lan la. lan ngay xool nga mën cee wax. waaw nga mën cee wax. nu may def. yow ku nekk ak yow dina toog après du jéem a gëstu man ne la watuma de ndax yow. Formose ak ñoom seen dañ koy jàpp di ko wan ay Formose kooku wax bul ma dugal ci Formose. waxuma ak Formose ma aw ma ak Formose affaire Formose jubaanu tey jubul tey jubul ëllëg. bul wax waxu Formose. waaw quelques secondes ku nekk ñu def. quelques secondes rapidement li père jotoon wax sànq. dafay wane ne communication. c'est important. c'est important. si père li mu wax dafa am solo. waaw wax ko. day wane ne que communiquer chose qui day wane ne que communication bi nga xam ne maam amoon na ko ak sëtam boobu. mooy sauver sëtam. waaw te loolu la père de famille léegi war a am. waaw ndax da nga koy léegi li sa kii bi laajte. waaw li père di expliqué noonu. waaw ak moom li mu laajte. waaw yow nooy def yow. ma ñëwaat ni may def. waaw suñ ko balancé. ban jamono lañ daan toog Sénégal. yow ñëwoon ñu wane télénovelas ñaari nekk yoo xam ne waruñu koo ma ne avant. waaw. daañu daan def ay télévariété Maguette Wade yal na ko yàlla yërëm fi mu tëdd jamono yooyu. waaw est-ce que daan nañu nit sañoon na xalaat. def publicité préservatif. nit sañu ko de parce que jamono jooju. les temps différents amul woon yenn feebar yi. amul woon li ma doon wax sànq sida kañ la ko nit soog a dégg. ak MST. dinaa ne sama doom si kër gi. li ngeen wax d'accord naa de. lii de boo ko mënee éviter ko. mais bul jege. mais boo si naree yegg nag. na ko utiliser li ñu wane. waaw bu si naree père. man sama kër laa toog di yar sama doom. waaw y a combien d'enfants yoo xam ne seen papa yar na leen yedd leen ne leen kat dimbale ma boo buggee ñëwal ma takkal la ñu dem jàdd ëmbal. waaw te am leneen lu leen si fekk. waaw balaa caag nga ne ko bu fekkee nar nga si yegg. waaw utiliser lii feebar du la si fekk ci doo ëmbal doomu jàmbur. waaye di nga ci am baakaar ba nag yow la nga ne ko nag. baakaar ba yow la ak yàlla man li ma mun def naa ko mooy yedd. mais dinaa avertir sama doom ne ko dëkk bi bari na feebar. dëkk bi bari na loo xam ne mun na la lor ki nga ko doon séqal. d'accord rapidement parce que journal bi mi ngi xaar. ñaari affaire rek laay wax mooy ne jamonoy tentation nga xam ne abstinence daf si jafe dañuy informer xale yi mooy ne tey bu ma amee sama doom mu war a ñu egg ci loolu dinaa ko wax lii lu muy jëriñ te ni ko nag boo naree ba def lii defal li ndax jamonoy tentation la ñu ne pour terminer li may wax rek mooy waajur yi nañu xam ne héritage bu ñu mënti jox seen doom ci àdduna éducation mooy meilleur héritage ndax moo koy topp àdduna ak àllaxira waaw li may wax rek mooy éducation c'est le socle de la société ku nu